C'est tout un plaisir, plus qu'un plaisir même. Amis chers internautes de la TMS TV, vous qui nous suivez depuis yéen ñu doon safoo seen émission avis di tiitaroo seen émission avis te nag avis dafa ñëw ci facette bu spéciale muy facette fin d'année. Si on dit fin d'année, on dit bonne et heureuse année aussi, on dit joyeux Noël aussi. Mbokk yi yéen ñu daan tiitaroo avis yéen ñi nga daan seetaan parce que da di yéen nga ñu am yéen tamit yéen ñun ngeen di safoo waaye ñun yéen nga ñuy tiitaroo yéen ñi daan jël seen connexion di dagg seen nelaw chaque publication ngeen yàq seen temps tey nag dañoo ñëw fas yéene leen bégal comme toujours am ngeen ma fii ci seen kanam ma leen di am foofu noonu te bu jeexee rek jeex na avec Sambène bi je m'en vais pour présenter leen émission bi ngeen xamante ni tey man sax dama kontaan parce que da di mbégte bu may éprouver mënoon nañ def émission doo leen ñu seetaan mënoon nañ def émission doo leen yàq seen temps si ñun mais depuis lors yéenay jël seen temps di ñu encourager di ñu message di ñu woo kon nag tey émission bi yéen ngañ ko may yéen ngañ ko déjeel mbokki émission bi dooratina mais tey du ma ci wét dañuy ànd ak ki nga xamante ni c'est si spécial le grand humoriste étant aussi journaliste présentateur moom nee naa lépp la c'est un tout imam la aussi c'est un grand humoriste aussi moom bu Serigne Saliou nuyu nañu la. waaw Alaaji Ndiaye maa ngi lay nuyu di la fay di la siyaare bu baax a baax ngay sama xarit waaye tey da ngaa sant non man doomu géwél laa bu ko waxati man yi laay def. tubaarkàlla di nuyu àdduna bi di kontaan ci émission bi ngeen defar. parce que ku nekk xam nga ni 2011 bi. 2021 dund nañ ci loo xam ni tubaarkàlla. metti na ñu war a ñëw ci 2022 bi tubaarkàlla war ci dund lu neex. incha allah amin yàlla na ko yàlla def. waaw bëgte ñu ci lu neex tubaarkàlla di nuyu àdduna bépp di leen wax ne leen bonne heureuse année noonu. bonne et heureuse année. bañ nga waxee jàng ak jàngoo. waaw di leen ñaanal at mi ñu dugg ci jàmm ak salaam. ok. Donc c'est un grand humoriste je vous dis je précise le mot grand et xam naa lu ma leen wax pourquoi ma invité ko parce que at mi day jeex pression yi ñu ci am violence yu xew ci 2021 mort yi fi am tension bi fi am tey ma invité ko pour que ñu ñëw débattre wàcce tension yépp xool yépp féex mbaa xool yaa ngi féex moom te bu jeexee jeex na moom on va faire benn focus ci année 2021 parce que xam nañu ni 2021 malheur la 2021 metti na ci nit ñi metti na ci société bi metti na ci ñëpp metti na ci politiciens yi parce que parti au pouvoir dégg nañu lu ne opposants yi dégg nañu lu ne Sénégal rajo xoo ñii jóge ci kaw ne réer ci suuf ñii jóge ci suuf ne teel yéeg ci kaw ban jàngat ngay am ci 2021 bi nu mu mel. waaw ginnaaw bi ñu masawee nit ñi ci lépp luñ ci dugg ci loo xam ne métti la ak njàqare ak tiis parce que wax naa ko sànq début doy ñëw 2021 météo na loolu mais alhamdulilah génn nañ ci suuf fi nga taxawee rek kenn noppaloo ba tey politiciens yi parti au pouvoir opposant ba ci ñu am population yi noppaloo parce que parfois dara xew dina bokk ci am ci suñu bokk ci waa ñëpp suñu frère suñu xarit donc kon ci ñëpp la métti ci ñëpp xanaa masawa leen ñaan yàlla bii ñëw daal malheur la lu metti la tiis ak lépp nekk ci 2021 buñ koy càmbar man d'après at yu ma dund yépp 2021 moo gën a metti parce que dañuy jéeg-jéeg saay dégg nañu diw jam nañ ko dee na dañuy jéeg-jéeg saay diw violé nañ ko dañuy jéeg-jéeg saay diw génn na wax na tel politicien dañuy jéeg-jéeg saay nit génn na yàq deru moroomam aussi bu ñu ne yàq der dañuy def tamit benn point ci internet 2021 internet yàqu na internet lu bon rek lañ ciy def contrairement à son usage parce que internet man avantage laa ko gisee mais yàqante bi vilipendement bi am ci internet bi aussi nag nga ko gisee woon. waaw internet bi nag moom doy na waar mais man je veux dire que jëf ji moo njëkk a ñaaw waaw parce que am na ci yaa des sites yoo xam ne wala yaa des personnes yoo xam ne li leen di feeñal wala li leen di neex mooy xëy dénoncé nit ku def lu ñaaw donc est ce que jotu nit ñi wadaat seen bopp bañ a am lu leen dénoncé man chaque jour rek kii wane du ma ko mere mais kii def laay mere parce que war nga sóoraale ni man lii ma ko def après ba fa lay def c'est-à-dire que nit warul def lu mu xamul rek turam man tey jaaji d'accord mu invité moom moo fii dute ndax plateau dina neex donc kon ñu may ko kenn donc bu fekkee da nga def loo xam ne bëggoo kenn jot ci te jaaji ñun tam dañu suturaalu suñu bopp
waaw masawu naa ñëpp nag ñi ci wane seen i kii ak ñi ci defal ak yëpp masawu naa leen mais en tout cas dañuy jéem a suturaal suñu bopp daal baax na ci kaw. sutura c'est-à-dire correct il faut que ñu correctionner suñu ay nature suñu visage suñu ay comportement parce que it dëgg la man je ne prends pas part du ma ni it kii def tamit dañ ko war a mais tamit booy feeñal da ngay xam lu baax nga feeñal ko parce que waroo feeñal lu bon pour am ci buzz mais lu ci mën a am rek benn maillon la baaxul. xam nga Sénégal dafa toll ci benn point boo xam ne kenn ku nekk sa intérêt personnel moo la ñor léegi tey par exemple man bu ma créé benn scène sama buzz nan laa xewute mooy que ne jaay dafa ñaaw moo publié parce que jaay ñu xam nañ te en général ñi nga gis ñi publié ñëpp ñu publié ko kenn xam donc kuñ publié ñaar wala ñett xam nañ wala mu ngi commencé publié te àdduna ñu koy xam benn artiste wala benn homme d'affaires la donc kooku la ñuy gën a sawar xam ne que benn moom moo def yaru mu ne donc kon kii publié am na fu mu ko teg léegi nag bu fekkee ne jaay dafa nekk benn nit boo xam ne àdduna bi nga koy seetaan ñëpp bàyyi est-ce que jaay moom war na def lu ñàkk fayda est-ce que jaay war na def lu yàq askan est-ce que jaay war na def loo xam ni ko ko rus warul mën a nekk mooy problème bi tamit bu fekkee dañ lay xool ci bu fekkee ni àdduna bu njëkkoon da nga def ci benn kër da nga fekk ndaa xam nga ndaa kon naan jox sa morom ñëppay naan mais xoolal léegi ku nekk yaa ngi sa toog sa ruq yor sa yëf donc loolu tamit maa xam nañu xoolaat rek ci ba tey ci changement bi la maanaam on peut dire que Sénégal dafa am benn sens bu dénaturé en fait parce que bu njëkk ñun valeur yu ñu ci daan gis comportement yu neex yi vivre ensemble bi daan am amul te 2021 dañoo sentir que ni Sénégal dafa dund malheur dëgg mais dund malheur bala nga koy xam rek les émissions là comme je ne fais pas du pub aussi non mais am na ay émissions yoo xamante ni ñooy raconter les faits divers ci mel ni tës xalaas je ne fais pas de la publicité aussi mais 2021 nit ñi dañoo gën a song émission yooyu pour génne lu metti ci ñoom pour wax lu ñuy dund mais loolu mënoon na ñàkk naka nga gisee aussi tamit sens boobu ci 2021. xam nga peut-être comme tey ni ma ko mën a expliquer mën na ko ñëw mën na ko parce que nit ku nekk bu sa bopp day métti hôpital rek ngay xalaat foofu nga mën a fajoo donc ku am lu la métti war ko feeñal tës rek ngay xalaat donc comme ni nga publicité mais ay jamono émission fait divers yi amuñu woon buzz bi parce que ay jamono nit ñi dundoon nañu ne woon nañu ci benn sens boo xamante ni c'était paisible cool toog boo amee problème sax am ndimbal ak sutura boo koy réglé mais saa nga dem fee mais 2021 moom lu ne ngay gis. wax nga ko bu njëkkoon nit ñi ne moom sutura am na loola dal mën a dem tës mais doo ko yóbbu il faut que ñu xam ne maturité doomu aadama yi bokkul aussi. tey am na loola dal tey am fu nga toog bi la may 1 million nga jël ko mais doo ko ñaane. am na ko xam bu manqué 500 sax dañ teel ñaan parce que yaakaar na am na ñoo xam bu ñaanee rek ñu may ko c'est-à-dire que suñu sag dañuy sàggi ci côté bu nekk. parce que ki dem tës ni dañ ma violé wala ñu def nangam wala ñu def lii dañ ko koy def ñun dañ ko fekkee. non ba mu koy waxtaan ak waa ji dañoo xam ne lañ d'accord pourquoi pas mu dem ba jotatu waa ji ñëw bëgg ko dénoncer après ñun tam après teg suñu rajo waa ji dafa bon xamuñu lan lañ d'accord suñu sut maanaam da ngay dem ba yow da ngay ñàkk da ngay weer sa bopp yow ci àdduna te pourtant ba nga ko doon def yaa ngi sutatu ma da ngay dem ba waar ñu weer sa bopp ci àdduna man du ma doy na waar daal doy na waar xaawi sutura bari woon na ci 2021 kenn amatu woon kersa kenn amatu woon ab ragal tànge boo wane say yëf boo génnee wax dara aussi buñ ci taxawee tamit ci comportement yi duñ fi jóge parce que bari na trop ci 2021 nit ñi fu nekk foo aw diw dindu na lii diw def nañ ko lii diw génn na fii diw wax na lii sincèrement metti woon na trop 2021 moom yaa nañ ci yàlla suturaal ba dootul amati ci àdduna fépp nat fépp aussi moomoo mënuñu wax 2021 te waxuñu violence waxuñu cas d'inceste waxuñu viol waxuñu les cas de mort ak les cas d'accident aussi parce que bari na lan moo waral mu bari ci 2021. waaw 2021 nag man bu ma doon résumé damay jàpp ni réew mu ñàkk contrôle moo waral. sûrement. parce que état bu ñàkk contrôle bari na ci accident yi feeñ na ci violence yi marché yi et tout loolu lépp bu ñu ko tënkee mënuñu ko leerawaat état accident yi est-ce que ñi ñuy jox permis am nañu maturité pour am ko. da ngay gis xale bu am 12 ans ñu jox ko permis xale bu am 20 ans nga jox ko permis poids lourd. te pourtant respecté nañ seen bopp ba Dakar dem dikki duñ ko jox xale ay ancien lañ koy jox parce que ay millions lay jar. donc pourquoi oto bi population bi dugg ñu koy jox ku leen neex. kon donc la responsabilité est de l'État. l'État. bu ñu newoon tey ku def soog wala ku def mal garage ñu ne nangu sa permis est-ce que système bi du changé
est-ce que benn leader politique bu yee violence ñu tëj ko est-ce que violence du wàññeeku. c'est-à-dire que mais nag bu fekkee yow li nga war a aay dañ cee jiitu après kenn du la faale. ci kaw violence yi moor yi ñëpp war nañ ko jox état. accident yi tali bi ñu ko jox état leneen lan lañ jox état kon donc ñu ne jàpp ne état bi moo des moom moo ñu war a dimbali rek ci 2022 ñu dugg neex. ndimbal donc il fait appel à l'État de veiller à l'alchimie de cette société parce que aussi état moom mooy gestionner parce que koo xamante ni amul maturité dawal oto nga jox ko permis jox ko lépp décréter ko mu dawal bu demee ci autoroute bi yokk vitesse am nga gis ay nit di njëkkanteeg ñoom ba ne tëll ci digg ba rey ay nit donc loolu noonu nañu xool tamit bu baax ñuy jox permis mais aussi na nit ñi yaru. c'est que xam nga li gën a garaaw da ngay gis emprunté moom dama commencé lang ba léegi day tax yàmba. voilà mu passé fekk nga jox ko permis te ba mu commencé lang ba nii day tax yàmba te balaa gën a réew wala balaa gën a am lu ko neex maa ngi lang jot. mais pour ça kon bala ñoo jox permis chauffeur war nañ ko def ay visite médicale. sama xalaatu dof fi may waxee. mooy ko gare routière bu nekk. doo dof tey doo humoriste tey nit njaay nga man ngay waxal. may xalaatee mooy tey gare routière bu boo marisé toll na noo xam ne emprunté bu fay jàng oto war na am benn section boo xam ne ñoom ñoo leen di contrôler. ñu ni kat moom mi dina am commencé jàng oto bi mosu fay def réew na bi mosu fay def lii mosul def choc bi mosul def lii kooku bu demee ba war a passé permis waa gare routière mooy di def délégation am responsable bu dem déposé ko permis ñu xam ne ci turu moom moo ci la kii amee permis. ñu def ko Guédiawaye def ko Parcelles def ko feneen mais da nga gis benn apprenti jóge fee rek yor benn di man gis naa ñu yor permis te mun ñu daw xam ñu premier oto jëpp. dafay bari. bëri na ba Cheikh Ibrahima xam ñu ngi permis di def ko seen poste xamuñu nu premier oto di jëm kooku suba lay jël oto papam taal def ci xaritam rey leen. après du mujj fenn. te bari na y avait des gosses yoo xamante ni nekk nañ ci autoroute bi dem guddi bu ñëw accidenté. rey ay nit xoolal bu ñu nee gàmmu ñëw na. tey jii non Touba laa jóge tey bi may ñëw ñaar laa fay 2005 bu subaa bu màggal jotee 10 000 laay fay loolu ñàkk contrôle état moo ko waral. voilà léegi dafa am yaare choses yoo xam ne bu ñu ko dee waxtaan mënuñ ko def une semaine. di ko débat te du jeex nañu focus rek xaju fii dama bëgg rek. donc nañu dimbali ci lépp. état moom nañu dimbali ci lépp. donc moom moo nee na état na jug taxaw na état amaat benn surveillance ci nit ñi na état gën a jëmmal taxawinam ci réew mi na état gën a am benn justice benn coordination boo xamante ni dafa juste boo xamante ni nga xamante ni ñëpp dañuy xam seen droit duñu sonn loo gis rek mu am sens ah ñëpp ne ci jàmm 2021 moom li fi xew musu fee xew man musuma kaa gis te metti woon na torop aussi moomoo nañu focus ci manifestation yi ak politique bi politique gu Sénégal dafa mel ni en 2021 dafa mel ni dañoo jël mbalit rek jël politique gu Sénégal rek ah poubelle rek ub ko ci bàyyi noonu muy saxaar di xeeñ lu bon politique gu Sénégal 2021 salte na ana lan moo ko waral. je me dis que Sénégal amul politique selon man ni may gis amul politique man damaa jàpp nañu essayé di jàng ba ñu xare ba dara. voilà parce que tamit doo organiser meeting nit ñi di ci rayante nga ngay gën a organiser. ñu dem xare ba daf leen raw. donc ñu dégg ci histoire nañ leen doon xeexee ñu koy répété ci population pour man je me dis loolu lañ def mais pas politique parce que politique du yàq politique day defar politique day conscientiser ay jeunes day recadrer ay nit di recruter ay nit di leen yóbbu ci niveau bu baax tey benn acteur de développement bu nekk ci koñ war na mën a xool benn jaay xam ne kii talent ci moom mu xëcc ko jàpp ci loxoom boole ko acteur culturel ba fa nekk acteur boobu yóbbu ko feneen yóbbu ko feneen bu dem ba jaay ji nekk benn un kii ci koñ bi booy def ko référence mais tey boo nekkee benn jaay am benn niveau politicien bi la jëkk soog li mu lay doyee mooy que ñu koy defal ay baax baaxam nga koy toppal ci ay caravane genre nga ñëw mu joxal benn 5 dañu dépassé foofu dañu yeewu gis nga jamono ji tool nga yor sa doom ci kër muy xëy di wàcc di sol lu rafet di xëy lu neex di lekk lu neex comme ni ngay lekk ñaanu la lebu la abbu la yaa koy ñaan mu lay may ba pare nga jàpp ko xale parents yi ñoo gën a nekkal pour man. Voilà, c'est quelque chose aussi bu ñu war a souligner parce qu'en 2021 man je dis il n'existait pas la politique il existait la politicaillerie parce que aussi politicaillerie maanaam mooy politique bu salté boo xamante ni il ne répond pas selon ci nature mot bi mooy politicaillerie politique amatul xam nga lan moo am
maa ngi ci dëkk bi am naa xaalis woo samay nit am mbooloo nañu ñëw jàppale ma doon maire wala président loolu dañ ko war a arrêter te aussi ñun sénégalais yi dañoo war a doter de faculté intellectuelle yoo xamante ni kenn waratuñoo nax kenn waratuñoo jàppee ay mbaam parce que en 2021 il y avait beaucoup de cas de mort ay jeunes yoo xam ne dañoo dee ci manifestation yi. xam nga lu tax nax du fi gaaw a jóg da ngay dëkk ak benn waay mu nekk milliardaire yàlla may fukk ak 100 francs ëllëg mu war a politique woo la nga ne damay dépasse fukki léegi damay commencé may 5 000. mais moom mus nga gis benn acteur politique bu nekk Sénégal te yow. peu boo koy compter c'est peu. boo nee benn dooni ñaar. léegi nag may gi ñu doon maye ñu wër nit ñi di leen jox ay affaire te ay sarax rek lañ leen di digal ah ñu topp nit ñi di leen ko jox ñaan saa day maye. gis nga asaka buñ ko génnee jox ko fukki nit. danga koy jox asaka danga koy jox benn nit bu déwénee mu jox keneen. mais Sénégal dañu war a génne asaka wala sarax. wër di ko politiquer politico presse bi ñëw après bu ëllëgee nga woote nit ñi doon topp après ku fi taw buur ngay nekk da ngay génn part bu état buur ngay doon buur. parce que man mënu ma concevoir que nga toog ci réew nekk président ay 7 personnes di dee ci benn affaire boo xam lu ndaw koy rek. lu ndaw moo koy. génnal li ñuy jeex na mu génn wax wala nga génn am nga publier mu jeex. nga toog fi nga toog ba pare mos nga gis Sénégal am waaw mais tamit mos nga gis Sénégal am problème muy président Ndiaye kenn génn sa calme. Khalifa seen roy ñooñu ñu ko wax après dañ leen naan dem xaar. waaye ba tey comme li ñuy wax rek masawu nañ ñëpp ñaanal leen yàlla ñàkk seen bakkan yàlla xar leen àjji lu ci mën di xewal waaw mais en tout cas nañ joxaat cër kilifa diine kilifa aada yi am na kilifa aada yoo xam ne mat na ñu doon kilifa yi diine yi mat sëkk fes dellu ci yàlla lépp léegi mën léegi ñëpp ñu di ko ñaanal aussi di ñaanal Serigne Mountakha Bassirou di ñaanal suñu maam sëñ Babacar Sy Mansour suñu wasila aussi di ñaanal xalif généraux yi nekk ci réew mi ñëpp di nga ñaanal yàlla na seen taxawaay gën a yàgg parce que it naa wax dara loolu dafa am sens ci réew ñooñu mënuñu fee ñàkk donc nañu bàyyi yenn charlatan yi yenn ñi nga xam ne dañuy mbubboo sëriñ di politique di yàq ñooñu aussi nañu doy na quoi doy na parce que 2021 lu ñu ci dund metti na aussi 2021 metti na politique bi salte na opposition yàqante bi nguur gi yàqante bi 2021 kenn xamul woon fu mu nekk ndax politique dañoo demoon ba Sénégal boo yeewoo amul leneen wu ñuy wax lu dul politique diw nee na tel nee na diw nee na tëj nañ ko nangam sangam mais tëj beeg tëjji bi aussi moom moo xanaa du doy. waaw mënu doy. parce que déet na dàq tey parce que lépp tey lay jeex incha allah. amul tax mënu doy amuñu justice bu baax. encore une fois ñu koy wax sëñ bi jaaji ma rappelé benn affaire ci kaw bi passé sëñ Bassirou Gueye moo fi nekkoon doyen juge du Sénégal. sëñ Bassirou Gueye nit ñi jàmbat nañ ko lu ne. mais fan la malheureusement moo ñëw. Samba Sall. doyen des juges gaañu. ñu ñëwee kan moo ñëw ma xam jàll. ma xam dañ ko teg leen ñu leen di maata ma xëy di menacé nit ñi ci mis ay man kenn du mën a dara yow aussi day menacé. voilà. léegi nag quant à ñu ngi jël ñoo xam ne seen compétence àggul ci àtte nit ñi ci dëgg. wala aussi préfet. si xam si dafa préfet. si xam ne juge dafa war a jàng alxuraan xam ne yàlla. non juge dafa war a nekk quelqu'un d'encyclopédie maanaam mu dajale toutes les facultés. bu ñu xamee li rural boo ko gisee sa xel war a nekk ci yàlla boo ko gisee laa sa xel war a nekk ci yàlla ku taxaw suñu borom loolu parce que ku ñuy tooñ nit andi lor mu leeral sa baat moo koy tëj sa baat moo koy génn loo wax loolay am jaaji dañu bàyyi xel poste yi ñu jox nit ñi dañu bàyyi xel daraja ji ñu yor exemple tey bu Thierno xëyoon daal ni kër gi bu kenn génn wala bu kenn dugg mais ñu war a ñëw di faju si est-ce que du leen lor ñi fajoon war a ñibbi est-ce que du leen lor mais boo xëyee tey yóbbu benn jaaj ma xam ne nañ ko dee te jaaj yi def la ñu barke Serigne Touba ñu ne ci kaso yi seen jour ma koy wax ñu ne ci kaso yi defuñu yëguñu jëriñu ci seen carrière ak yàlla ba pare ñi dàq def ñu leen di gis di leen teg seen bët di leen bàyyi ñu mais ana ban sentiment nga am ci li ñuy wax nii parce que dama gis benn moment boo xamante ni kanam gi dafa xaw a mer xol bi metti lan moo ko waral parce que 2021 bi. à chaque fois bu ma gisee kuy néewal doole nit damay mer
des fois damay toog ci benn cas rek ma atteel la ko ci tënk bu ndaw muy ci kaw Barthélémy Dias bi passé procès Barthélémy Dias 2017 la woon. ñu nekk di ci dox ba 2021 ñu koy parce que la moo tax mooy que bokk na ci ñi war a xëccoo mairie wala ñu war a xëccoo Sénégal. tey dañ koy xañ pour ñu bañ a def mu mel ni politique bi man li ma koy misaal dama koy misaal ci parc an. déet. parc an laa koy misaal képp sa morom doole da ngay def waaw man foofu laa koy misaal parc an laay àttee jéewu politique. parce que li tax mooy Ousmane Sonko ñu baal ma du damay far 2000 élections yi passé lan moo tax joxuñu ko réew mi. vraiment. dañ ñi dafa nuroog ibaadu yi bu toogee dañ ñu sonn. ñu tekki daal quelques années ñu jiñ ko viol waaye koo jiñ barki de bu billete tey nga xëñ ko jiñ ko viol. salte na. muy mel ni ñoom dañuy def lu ñuy def wax duñu xam. duñu xam après retour yi voilà Sénégal dañoo yeewoo. Sénégal moomoo loo ko xam kaf ak foo agré. tey maa ngi def loo xam ne xanaa toogoon ko ci man. te pourtant chaque jour noonu lay demee. ñu ñëwaat ci lii viol nii nañu bàyyi xel ni Sénégal yi ay nit lañ ko dañuy xalaat. paaka dama attaqué état wala damay wax la ñu dund mu métti nañu dimbalee nit ñi. te yàlla rek daal juge yi nañ leen xool ñi war a tëj pénitentiaire yi nañ leen xool. police yi nañ leen xool ba dem toog ñu nañu voté benn loi entre police yi ak borom oto yi. am nga ci retour. non ba tey dégg nga ko. tey cela me paraît bizarre aussi. gis nga luy xew assemblée nationale. wala ci benn local élection benn local. wala benn nu ma la ko mën a waxee. benn commune fu mën di xew. conseil municipal bu ñu paree dañ ko war a afficher waa dëkk bi. afficher ñëpp xam ko. bu ñu paree assemblée noonu war a. c'est-à-dire il est temps Sénégal am benn notion de transparence ci lépp lu ñuy def. lépp lu ñu mën a def mu leer naññi. amul kii jàng na du ko xam dañ ko war a leeral naññi. parce que ñoom bu ñu bëgg a fësal ñu ngi koy fësal fépp. donc il est temps aussi. y a des personnes yu dox yoo xam ne dëkk bi xamuñu Sénégal ñaata ministre la loolu. ça existe moom. xamuñu budget Sénégal ñaata la par année te waruñu ëmb. waruñu ëmb. te bu ñu bëggoon mu fës dina fës. xamuñu impôt bi ñaata lay demee te waruñu ëmb. c'est-à-dire dafa am yu bëri yoo xamante ni ba pare état foo di génn di rendre compte nit ñi ñuy xam ban système moo fi ne mais pas ay émergents ay tali ay dëkk. chaque fin de mois wala chaque fin de mois bu nekk war nañu mën a xam budget bi lii la lii moom gis nga sa population da nga leen di rendre compte pour ñu comprendre bu dee mënoo génn waxtaan nga communier ak ñoom ñu xam parce que aussi société du benn président bi fi ne société dafa am société civile am tamit koo xamante ni mooy jiite mais boo jiitee cela ne signifie pas que ni bon yow la neex ngay def la neex ngay wax bon tu as la carte ouverte tu fais ce que tu veux non parce que dooley nit mooy ñi nga dëkkal ñi ngay sékkal nga booloo ak ñoom loolu moom mooy doole loolu moom mooy force moomoo man bu may vraiment j'aime pas la politique trop non parce que du ma ci faral di wax aussi nañu xam ni 2021 moom politique amu fi woon bu rafet amu fi woon yàqantee fi amoon jaay doole ut place ut xaalis yàq kii tëj kii def noonu non ñuy ñaan nat comme que amoon na 2021 son excellence monsieur le président Macky Sall ngeen dimbali ñu parce que yow la fi yàlla teg dañuy ñaan ngeen dimbali ñu ba politique ngeen souligner ko bépp erreur bi fi amoon ak ñaawteef bi fi amoon ngeen dindi ko ngeen répondre ci politique selon nature am selon ay avantage am selon sens am selon essence am loolu ñu soxla ñun Sénégal tollatuñu fi ci ñuy def politique du ñu fay parce que la jeunesse sénégalaise est éveillée jeunesse sénégalaise dañoo yeewu nous sommes conscientisés yeewu nañu fi mu ne nii amatul dara wu ñu mën a naxe donc lépp luy naxaate ak fo ak yenn affaires yi ngir yàlla dimbali leen ñu ci 2022 la ñu jëm te tamit moomoo naa wax dara de y a quelque chose qui existe te kenn kiiwatu ko xalaatu ko muy la mort ça existe da ngay jékki-jékki saa gis ñu ne diw dee na nga dund quelque temps waaye yow diw deewaat na nga dund quelque temps diw deewaat na mais bu yàgg yaa ci topp de kon la mort ça existe dañ ci bàyyi xel defaraat affaire yi defaraat jikko yi lu xewoon 2021 ak lu ne ci ginnaawam yépp bu mu fi xewati ñu takk lépp moomoo lan ngay béggalee waa avi kontaan nañ de waaw xam nga non tey damaa bëgg ñu humour parce que man aussi maa leen gën a neex fuuf mais dama ni tekk rek
xam nga da nga maa dugaloon ci gaam boo xamante ni dafa sérieux woon. dafa sérieux. sérieux parce que man dama bëgg Sénégal. voilà la jeunesse sénégalaise dañoo bëgg seen réew. koo wax ñu ne Sénégal ma fierté. sincèrement mais nañ leen jàppale. ba pare suñu njiiti réew dañ leen di mettre en valeur boo xam ne ñoom duñu ko delloo. suñu homme de tenue dañ leen di mettre en valeur. ñoom duñu ko delloo manque de respect. amul Sénégal buy romb homme de tenue du ko faale. homme de tenue mën na romb fii du la faale. parce que mu mel ni dañu leen a jël ñoom def leen ci suñu ko ay boot te pourtant ñoom ñoo yem ñoom ay frère lañu. léegi nag liy régler situation mooy que ñu jox sa police 50 jox civil bi 50. ñu tolloo même dégg mais bu mën a jël police jox ko 100 wala 90 jël kii tey Sénégal na la police saaga tey dóor la boo àggee dañ lay tëj. wala boo àggee du mujj fenn dóor la boo àggee dañ lay tëj. te boo daggee benn bouton bu ndaw am nga problème. te pourtant ñu ne non c'est que Momo dañuy wax dëgg quoi parce que am na loo xam ne neexul ñun ñëpp ay sénégalais lañu ñun ñëpp ñoo yem ci droit bu nga yàlla joxee ngay sol tenue pas que nga ñuy xoxatal di ñuy dóor ak di ñuy mettital mais ça existe da ngay jéeg-jéeg saa dox fenn nga gis ci mbedd benn tali benn homme de tenue di dóor ay chauffeur wala dara di jàpp nit di dóor. mais c'est inadmissible ça. loolu fi mu leen di yóbbu du seen arrangement parce que lépp du seen arrangement bi day dem ba nit ñi dañ leen di ñeme seetlu en 2008 daan nga gis xale di xeex police bu amee du bari. mais léegi gars dañuy xeex policiers yi ba leen di duma parce que ñoom ñoo enquête loolu. même ci manifestation sax des fois dañuy assassiner. day dem ba dafa am ñoo xam dañuy rànkiñe dañuy dem ba day nekk noonu am na ñoo xam ne policier bi mënatu leen wax lu ñu sax parce que dañ lay fekk ci benn état boo xam ne yow yaa ngi ne sa droit dañ lay toog mais wala doole bu fekkee ki ñu war a aar moo ñu lool léegi ñun ci fan lañ jóg donc ñoom dañ gën a xoolal seen diggante ak nit ñi xoolal seen diggante gis nga gaynde boo ko yoree ci kër gi ko jox mu lekk yow dala fay bàyyi. dala fay bàyyi sincèrement bi ne ci biir tali bi dëkk ci dëkk bi yaroon ak nit yeewoon ak nit dem monté xëy bëgg a daj ak ñeneen te yow sa kër ay nit fa bàyyi daj ak say morom bi doom wala say morom bi rek bëgg leen jàppe am maanaam te bàyyi sa kër ay nit c'est-à-dire que damay foog ñun dañoo maturité yaa ngi bàyyi sa yaay sa kër génn daj ak yaay jàmm bu ko toroxal bàyyi sa papa sa kër génn daj ak bàyyi jàmm bu ko toroxal bàyyi sa mag seen kër daj ak magi jàmm bu ko toroxal te bu ñu waxee ñun jeunesse dañoo réew mais jeunesse bi réew nañ mais police yi tamit yaru metti na yar amatul aussi 2021 indiscipliné dafa bari manque d'éducation dafa bari woon trop donc gars yi 2021 daal moo ngi noonu c'était de la malheur c'était un moment de méfiance de mépris avec des sentiments et des gestes aigris aussi nañ ko bàyyi 2021 moom wax dëgg fa yàlla lépp lu fi xewoon dañuy ñaan man je suis peut-être la voix peut-être soi-disant votre voix may wax ci suñu baat ak turu TMS yëpp ñu ngi ñaan yàlla suñu borom lépp lu fi xewoon 2021 muy métit yàlla saafara ko ba dootu amati ci àdduna waxuma la ak 2022 mais Momo Avis dafa doon émission boo xamante ni c'est l'émission de la sociabilité émission buy témoigner pour sa société mu amoon ay nit yi ko daan suivre ay nit yi ko daan kontaane j'avais reçu pas mal d'appels pas mal de messages yu may encourager di seetaan émission bi ñooñu aussi tey dañu leen bëgg bégal toi en tant que humoriste damaa bëgg képp kuy seetaan ku doon seetaan Avis bég tey lan nga ñuy andil tey. dafa am benn point boo seetlu ci 2021. am na ay neex-neex yu ci am. déet mais neex-neex yi moom. bu non sama xel da ciy dem bu ko tudd. neex-neex yi mooy ñi am jabar meeruñu parce que 20 heures la ñu tëdd ñi am jëkkër aussi meeruñu parce que seen i jëkkër 20 heures la doon tëdd si mais dafa am benn affaire bu ndaw bu ci am. mooy après bi ñuy constaté asma dafay mujj bëri asma dafay bëri. ndax lan. parce que imagine ku la tëdd minute nga tëj ko 20 heures. non boobu ça non parce que couvre-feu bi ça s'étend à la fin de l'année 2019 jàpp 2020. parce que bu ñu duggee ci 2020 rek parce que couvre-feu. amatu. yow da ngay clash marié yi. léegi déglu rek da leen di clash léegi marié ñu ci bëri bu ñu ñëwee taal dañu naan da ngeen am asma. ndax lan lu waral asma bi. imagine ku la tëdd minute nga dugal ko ci néeg 20 heures imagine 4 mètres carrés bi mu xate non déglu ma jaaji wala lu am solo imagine 4 mètres carrés bi mu xate ñu taal la ànd def ci lu mat kilo këriñ tibb la ko cooraay xëpp ci saxaar si nga laa ko doo génn te doo dem fenn nga koy nooyi façon sama res gi tuur la ko ngay nooyi is xam ne marié bees yëpp dof nañ gars yi teel a tëdd gi lañ mënul maîtriser war nañu jàpp gi ñëwaat xale yi sëy nañ ci
xale yi macha allah gone yi. waaw ñu bari sëy nañ ñi nag. ñu bari sëy nañ sant yàlla na gën a bari 2022 te tamit bu ñu tamit ci bokkee jël de yooyu tamit yooyu. dañ koy wax loolu neex na la. xale sëy nañ ci. ñii ngénte nañ ci. ñii ngéntewaat nañ ci. aussi y avait pas mal de réalisations. waaw comme terre bi taxawal nañu stade olympique pour Sénégal ak ay affaires yu bari yu ñu inauguré aussi. Vraiment, ce sont des réalisations à saluer venant de l'État aussi. Parce que ñun bu ñu soxor nit bu ko fi yàlla tegee ak nguuram dañ ko ñaanal mu am jàmm di def jàmm pour Sénégal xam nga bu ko deful tamit dañ ko ñaanal muy am jàmm rek ba keroog yàlla di ko teggi mais lu mel ni train express régional benn fierté la ci Sénégal. Peu importe polémique yu ñu ciy def wala peu importe débat bu ñu ci war a mun a def non parce que. lu jafe la woon ci Sénégal am na kon nañ ko saluer ak lu mel ni stade bi olympique bu paree Sénégal tamit dina bëgg ci wàllu football ci wàllu sport bu ñuy wax sport duñu fàtte violence yu am ci stade yi parce que aussi ñun dafa mel ni léegi ay mag lañu ñun jeunes yi aussi parce que violence bi am mais lan mooy fair play dafa neex yomb. Fair play boo ciy dox da ngay dund simplement de manière modeste dund paisiblement mais léegi indotera jeunesse bi violence am na tamit lan nga war a wax la parce que tamit réew mi yëngu na de. c'est que Sénégal ngay gis ñaar ñi ànd te kenn kii nii moromam mu dem parce que Ama Baldé mënu nekk mbër exemple. mënuloo nekk mbër nga ne mënuloo dafa daane Ama Baldé. te sport kese la. te moom mënuloo am mérite daan Ama Baldé am mérite daan yow nga ni lànk ni mënuloo daan te buñ fàtte ni am même mënuloo liggéeyee ndam yàlla koy may. léegi yow nga topp mbër jël sa àdduna teg ko ci ñaar. mu jaral ngay dóor keneen ki. di ko seeti. wolof dafa lu muy làq doom dóor doom. nga jël Ama Baldé teg ci roxam jël say xeet di xañ ma pas que dama attaqué Ama Baldé wala ma attaqué dama attaqué seen ñi non exemple du cas parce que moment bi ñoom ñoo fi nekk comme mbër boo xam combat bu ñu xaar. tey pour man mbër bu nekk war nga mën a recadrer say jeu. ba ci lu baax lañ leen di xam. xoolal kilifa diine yi ku nekk am nga njaboot. mos ngaa gis ay ëttu njaboot yi daje di xeex. non te yàlla bu mu am. yàlla bu mu am xam nga musul am. du musa am xam-xam jaru ñuy wax di yàq ak naa loolu du musa am. Ama Baldé exemple moom mun naa ko yeb naa ko parce que xamante ne tey mun na jël ay booyam teg leen ci yoon boo xam ni ay booyam bi ñu xool suufu Modou Lo. Modou Lo jël ay sënam xool leen foofu bu ñu xool suufu Ama Baldé mais léegi lan moo war a am mooy ko ñoom ñi leen jiite ñu nekk ay exemple. mais nag ñoom ñu leen jiite mooy équipe nawetaan yi muy mbëri muy joueurs yi ils sont des références actuellement parce que ay messages yu am solo la ñuy jàllale mais ñun ci boppam man dafa ma jaaxal. supporters yi ci boppam ñoo war a régler. ki toog ci télé di wax bokkut ak ki nekk ko ñam di wax. kon ça fait deux. ki toog ci télé samay booy wax naa leen ñu yaru mais da nga xam bu demee seen ko ñu leen di wax. boo toogee mu loo boo ko jàppee damay nangam taan day booy tamit rythme bi nga nekk la ñuy nekk c'est-à-dire que mën nga leen éduquer mën nga leen xabtal te doo wax. maanaam loolu daal mu doon pour toujours daal. c'est-à-dire que combat bi boo ñëwee wane yar ma jël benn exemple ci Balla Gaye mën na ñëw moom mooy dara yu ko mbir bi moom moo koy wan ne ko yow doo dara. mais dafa da nga mel ni ñoom nga faral xoolal. non defal nànk def bu dugg foofu saa bu ma andi ay ñoŋ. mën nga dégg supporter yi ni def violence. non mën nga dégg supporter Tyson de violence. non wala bu mënu woon ñàkk tamit. bon bari mën nga ko dégg ci manga dañu ñëw bëri après ku nekk lëng sa morom. mais bu njëkk parce que sport nu mu demee woon ak léegi dafa wuute parce que bu njëkk sport kii la woon nu mu tuddati. plaisir la woon mais léegi. dañ ko jàpp mystique ñun tubaab yi ñu nax dañu jàppante làmb cosaan aada mbëree def le jàpp daal tubaab bi ñëw toog ci tribune daal di li wërta mën a nekk nañ ci boolee dóor jaxase ñu ñuy xeex ñoom ñuy mbafa yëfu loo xamante ne man salué wu ma ko parce que tamit lu ñu la mën a fay sport boo mën a def man de aw ma xolam te du ma mës a doon mbër moomoo wuyu ma jeunesse bi il ne faut pas dire que je suis jeune je vais laisser passer wala je vais tolérer mais ñun dañoo war a yar suñu bopp ban message aussi parce que temps bi xoj nañu ban message aussi ngay jàllale pour que jeunesse bi tamit doté de raison mais tamit dafa ëpp. yàq yi Rufisque taal nañ ko. benn question laa leen posé ko tontu ma ban jeunesse moo fi yow ci Sénégal bu football bi la wala bu waay bi wala bu mbër bi wala bu làmb ban
non concernant le domaine de l'espoir moom violence moom fépp la am. mais ñi taal stade football ñooy taal stade lamb ñiy xeexal si Diop ñiy xeexal Waly même jeunesse bi la. am na koo xam day dégg benn soirée yoon néew mu dem xeex am kuy dégg benn spectacle yoon néew mu dem xeex gars yi foofu mooy problème bi mooy que Diadji muy dem si Diop mooy dem suba ci Bastour mooy dem suba ci Ama Baldé mooy dem suba ci ASC mooy dem suba ci Pikine AS Pikine. léegi benn Diadji boobu nag moom moo nekk fépp. donc Diadji boobu na nga réglé boo ñu dee dégg na nga xam ni jeunesse dafa neex te ndaw dafa neex ci réew kon yow bu ñu la dee tiitaroo am espoir ci yow am yaakaar ci yow que tu vas être l'ambition l'avenir de cette société donc da ngay xam noo fay toogee ak nooy jëfee donc à la jeunesse mes frères maa ngi leen di ñaan lépp luy xeetu violence aussi nit a ngi liggéey ba sonn yow liggéeyu woo nga toog ci koñ di dab nit ñi di leen jam di nangu lu ñu yor dem nañ sax ba nga dañuy reye nañ ko bàyyi nañu uti métier uti te jàngi aussi loolu aussi vraiment loo ci ñaan ci état parce que man je me dis que non moomoo dafa nànk tamit état mën na def lépp mais tamit toog je t'explique pauvreté moo ëpp employé nga bëgg wax foofu y a des personnes yoo xam ne dañuy far feeraay pour seen yaakaar y a des gens yoo xam ne dañuy dem formbale pour seen yaakaar mais loolu c'est un travail. non attends mais mooy pauvreté imagine nit ku taxaw ci mbalit di jeex pour am lu mu dundee gars yi ñu xam ne am na ay maires yoo xam ne dañuy wër fu auto béton pour après ñu lay ko voilà pour mën a dem jaay pour seen njaboot dund pour fay seen location te pourtant moo koy gis metti na léegi loolu buñ ciy ñaan état lañ koy ñaan mu dimbali jeunes yi man sama digg mu jàpp seen i tëj moo ko gënoon mu jox leen métier ban entreprise buy former ay jeunes nga dégg Sénégal ci wàllum ouvrage ah bu amee it bariwul à la jeunesse l'état vous nous écoutez vous nous suivez donc lu ci mën a am lépp lu xewoon ci 2021 état ngir yàlla ak yonent bi dimbali ndaw ñi sonn nañu ndaw ñi dañoo sonn suñu waajur yi dañoo sonn parce que tamit gis nga doom bu sonnee rek nga sonal waajuram parce que doom moo war a dem uti andi jox ay waajuram donc amis chers internautes de la TMS TV vous qui nous avez suivis ci 2021 bi yéen ñi nga xamante ni jëloon ngeen seen temps yëpp consacré ko ci avis tey dañ leen bëgg bégal yow dégg naa sa papa daa mos a jël Ballon d'Or. waaw sama papa jël na Ballon d'Or te li gën a garaaw. moomoo. li gën a garaaw mooy Ballon d'Or sama papa bi mu koy jël mu ngi ko jëlee woon fële nu mu koy waxee fi gars yi doon joxe Ballon d'Or même fàtte turu dëkk bi fi ñu doon joxe Messi ren tur bi daay fàtte ci dëkku naar yi Qatar fa la ñu yóbbu fa lañ ko doon joxe Ballon d'Or mais ñun bi ñu ko jëlee woon bi ñu koy jëli dañoo dox bi ñuy ñëw dañoo dox ndax mbégte bi ñu am. yow sa papa yow moo jël Ballon d'Or Qatar. en quelle année. waaw 1999. 1999. boobu maa ngi am ay 2 mois damaa dox. moomoo. waaye yow seen koñ damaa dégg ñu lay woowee imam. lu fa xew. fan yii dañ ma tabb xam nga tabb. dañ laa fal daal. tànn ci gone yi nga xam ni seen xam-xam doy na leen pour ñu jiite jàpp te ñu fajar tisbaar yëpp boo ñëw maa la jiite barkaam ci xam-xam bu wér la. yow mi yaay jiite. waaw parce que yàlla nee na li gën a yéeme mooy gis doomu aadama. Momo xam nga na donc amis chers internautes de la TMS TV yéen ñu doon safoo émission avis kontaan nañu bég nañu avis yéen nga am yéen tamit ñun ngeen am di leen di ñaan ngeen gën a jàpp ngeen gën a taxawu gën a saxoo seen télévision bi nga xamante ni mooy feeñal lépp lu nëbbu tela mbokk njariñ ba nga ñoo tàggoo dañuy bàyyi moom moo tàggoo parce que imaam nga léegi nee na moom moo tàggatoo. inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. saa imaam nga de nekkati. bañ nga daam maa ngi sant réew mi di leen gërëm jaay di ñaan ci barke Serigne Sarr mi nga xam ne ko moom mu daal di defal jàmm ci réew mi ñëpp 2022 bi dàq 2021 ñu ñaan mi toog lool à part li ma la wax noonu cuuraay yeeg yooyu bi te cuuraay yi bi ñu xoolee bi te cuuraay dem na ci 3 milliards bi te cuuraay dem na maa ngi nuyu sama waa dëkk waa Mbar fa jóge tey di nuyu waa Sénégal nuyu waa Guédiawaye waa Africa maa ngi koy nuyu di ko ñaanal atum jàmm sama yaay yóbbu jaay lu dul sëñ Babacar Sy kon de maa moom dinañu mën a def dafa dem bañ koy woowee Mama Africa ngir bëgg njaboot
ngir baax ngir yaatu yar ci ay doomam bokk na ci ñi ma changé defaat ma leneen donc ma koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi di ñaanal internet yëpp di ñaanal Sénégal di ñaanal réew mi jàmm di nuyu bu baax ñi nga xam ne ñooñu safa moo bu seen saa ñun ay jàmm lañ rek waaw dañuy bëgg mooy ngeen di bëgg di la wax ni la sant nga nag waaye maa ngi sant ñëpp di la gërëm. non loolu dafa leer duñu fàtte ñi àndoon ak ñun ci at bi parce que aussi at yi bu taxawee rek dafa am ñu nekk seen ginnaaw maanaam mooy équipe technique bi équipe production Kara 221 yëpp ñu leen di nuyu ñoom ñëpp Sadib Youssouf Mbaye ñu ngi nuyu aussi ñu ngi gërëm tamit Fallou aussi gërëm Fallou gërëm Bamba gërëm le grand réalisateur Kara 221 di gërëm ñu nekk ñëpp TMS parce que aussi TMS benn maillon la rek benn équipe la rek ñoom ñoo war a di lépp donc ñu leen di jox di daje ba 2022 Avi dina ñëwaat ci benn facette bu gën a ouvert facette boo xamante ne dafa gën a yaatu ñuy dalal ñëpp bu ngeen ko di tardé ñuy ñaan nag 2022 gën at bi ñu jugee bonne et heureuse année la groupe TMS vous souhaite une heureuse année une excellente année 2022 di nuyu aussi suma yaay di nuyu aussi Alaaji Thierno Moule Sow pour yàlla na gudd fan di nuyu aussi jabootam ak soxnaam di nuyu képp ku doon dalloo émission bi di taxaw di ko seetaan di jël sa temps di ngeen jox ci daje ba beneen ci leneen ci beneen xeetu at yi ci yeneen xeetu sañse ci yeneen xeetu jëf ci yeneen xeetu wax ak sàmbeen li du yomb man nga de bu jeexee rek jeex na ate gaay